annonce bi ñu ne libéré nañ Thierno Amadou Diallo kooku nga xam ne ñoom ñoo bokkandoo woon ak affaire affaire njuuj njaaj ci affaire visa léegi ñu ne moom bàyyi nañ ko en catimini maanaam en cassette dañ ko làkk pour génnee ko bañ nit ñi yëg ko ñuy laaj Maître El Hadji Diouf loolu lan moo ci réaction nga may ma leeral askan wi waa Y'en a marre ak njublang yooyu mustañ musaay ak mën a dox ci maayanu nit ñi ci xelu nit ñi ba bëgg a yemale sàcc ak ki ñu sàcc boo ne dañu àndoon def njublang Thierno Amadou Diallo lu mu def jël ay millions am compté ñu gis kilifa di recevoir mu jox ko millions yi ni ko defal ma ay visa mu jox ko ay passeport mu toog ay weer gisul visa mu jàmbat ko porte ko plainte Simon luyee ko passeport français ba yàgg mu ne ko kaay jël sa passeport jox ma suma xaalis lii wóorul kooku war nañu ko tëjandoo ak ñooñu ñi ko digg visa te joxuñu ko visa mu jox 4,5 millions kilifa mi nga xam ni dégg ngeen Jérémy ci vidéo bi nee na am na koo toppatoo ay visa bu dee ñoom seen groupe boobu dañoo war a dem tëggi étranger ci la ñuy profité pour dugal ay nit pour wutal leen ay visa fayeeku leen mais comme coronavirus bi bitim réew amul ay fo amatul ay spectacle surtout réewu tubaab yi mënatuñu am visa foofu te jël na xaalis yi Thierno Amadou Diallo Simon Kouka jël ay kiyam nu mu tuddati passeport français parce que français la luyee ko du benn du ñaar Thierno Amadou bu mujj bi nii mu ne ko am vraiment wóolootuma parce que wóorul am sa passeport delloo ma sama 3 millions kële nee na ko toog nga ay weer joxuma sama visa mais jox ma sama 4,5 millions léegi nag loolu vidéo bi génn bi mu génnee procureur moom moo saisir boppam dañuy wax le procureur c'est autosaisi bi mu gisee ay vidéo di dox ñuy tudd ay passeport diplomatique yu kilifa di tudd ay visa yu muy tudd ay passeport français yu mu mun a ñëw bëgg enquête bi li ñu yombee kay mooy ki joxe xaalisam pour am visa ñu tëjandoo ko ak ki ko digg visa te joxu ko visa ñu bëgg a dof la ñu naan way complice am ak kam àndaloon def jublang waa Thierno ban jublang la def par rapport ak kilifa moom ban jublang la def nañ ma ko wax kan moo doon laaj ay millions pour joxe visa ak kan moo jël ay millions am joxe ko kan mooy victime Thierno Amadou Diallo victime la te partie civile la ci dossier boobu tëjoon nañ ko mais partie civile la en même temps ndax 4,5 millions am na droit réclamer ko kilifa 3 millions mu réclamer ko Simon waa Simon bu génnee moom mi ñu porté plainte moom mi téye xaalis jàmbur kay xanaa ko Thierno waru faa taxaw waaye foo ma sa gisee sax ku ñu lekk xaalis ba pare mu ànd ak ki lekk xaalis ñoom ñaar ñëpp prison waaye ñu ngi bëgg a dox ci kaw maayanu nit ñi mel ni Thierno ak kilifa ñoo àndandoon di triande nit ñi di leen laaj xaalis pour visa te ci dossier bi kilifa moo laaj xaalis vidéo bi wane nañ ko muy génne Thierno Amadou di compter di ko jox ay millions yu bees tàq te joxu ko visa ñu boole leen tëj loolu du yoon ma xeex ci nag ba mardi bii le 30 novembre à 10h la chambre d'accusation bàyyi Thierno Amadou Diallo lu tax bi ma laajee liberté provisoire pour Thierno Amadou ndax xaw ma lu muy def prison fay xaalisam pour ñu defar ko visa defaluñ ko visa ñu jàpp ki waroon defar visa bi te defaru ko jàppale ko moom mu joxe xaalisam ñu bañ ko jox liberté provisoire ma def appel dem explique chambre d'accusation dossier bi ni mu demee ni man mënuma comprendre kii laaj xaalis pour yóbbu nit ñi ci locco gaal locco yi
bañ li ci di dee ñu tëjandoo ko ak ki fay xaalisam pour dem Barça wala Barsaq bu ñu jàpp kay xanaa borom gaal gi la ñuy jàpp bi laaj ay millions pour yóbbu nit ñi bu ñu leen a yóbbu fii aussi benn la rek laaj xaalis Thierno Amadou Diallo moom kilifa pour yóbbu ko wutal ko visa jël ay passeport indiwul visa yi est-ce que ñoom ñaar ñoo war a bokk àtte loolu la ko jàppee dafa ni Thierno Amadou Diallo complice la ci li Simon joxoon ko passeport am loolu dëgg la ndax nit waroon nangu jël passeport jàmbur du ci tukki loolu lañ ko toppee loolu lañ ko arrêté te Simon moom génn na xanaa kay ki jël sa xaalis jaay la luy la passeport bu génnee yow loo fay def d'accord naa waaye est-ce que xel nangu na yow nga luyee ma passeport man ma delloo la sa passeport delloo ba sama xaalis léegi nga bañ ma téye passeport bi ah ñu jàpp ma parce que mu nee na mujj gi voyagé tul jox ma sama xaalis mais donc complicité bi sax amul parce que dem na ba ci biir mu ne ko delloo ba sama xaalis tukkeetuma am sa passeport kooku xam nga waruñu ko cee jàpp dañ ko war a delloo xaalisam Simon delloo ko xaalisam Simon moom génn na est-ce que moom war na faa des ku ñëw luy passeport nga bëgguma am sa xaalis am sa passeport delloo ba sama xaalis ñu tëj la yaa ki la joxoon passeport am di la ko loué est-ce que loolu yoon la bi ci des ki la da lay defal visa moom kilifa defaratul la visa moom moo xam nu muy def ba indi la visa waaye indiw ko bii paa ñu jàppale loolu yéen ñaar tëjandoo est-ce que loolu yenu na maanaam ah bu dee man de ni ay nit laa ko seqal ci Sénégal gii ñu nekk nit ba ñu nekk ay dof ay booy di leen dofloo ay yanamaar est-ce que mën nga yemale ki ñu nax ak ki ko nax. jàpp nañ ne Thierno Amadou Diallo liñ ko toppee woon bari na ndax dem nañ ba ne jàppee woon nañ ko si njuuñ njaaj bokkul ak dossier sax bu mu sekk ak ñoom kilifa ak Simon gi njuuñ njaaj ci affaire wu dugg ci kër jàmbur pour waaw loolu du ñoom loolu du ak ñoom ak ñeneen la woon loolu non boobu intéressé wu non loolu ça ne concerne pas Y'en a marre mani aussi moom ak kilifa kii bi mu ngi foofu noonu non bu jaxasee wax ci dama ne dañ ko def benn par benn waaw moom laa lay waaw nga ne amoon na problème keneen la du Y'en a marre kon dañ ko teg fële léegi li taxuñ jàpp ko laa wax rek benn la pour affaire kilifa ak Simon beneen bi mu amoon booba jeexoon na bu yàgg bañ fàtte ko loolu moo keneen ñoo jàppante woon du waa Y'en a marre kon booy wax buñ jaxase carte gi kilifa bu Y'en a marre Simon Kouka bu Y'en a marre Thierno Amadou Diallo benn bis leen juge d'instruction Thioune bu deuxième cabinet inculpé leen ñoom ñett placé le sous mandat de dépôt pour les mêmes faits de faux usage de faux complicité mais boo ko seetee ba ci biir am na victime kuy victime bi ki yooyu xaalisam te bu du ca jot ba tax mu wejje leen ba tax mu porte plainte ba tax muy laaj ndàmpaay ba tax mu nekk partie civile kooku kay xanaa mooy victime bi ñu ne victime bi léegi nag moom ñoo war a yem ñoom ñaar bu génnee rek ki lekk xaalisam war naa génn Thierno Amadou Diallo bu génnee moom mi kilifa lekk xaalisam kilifa daa war a génn xel mën na nangu loolu ba pare ñuy fen di sos dañ ci ay naan dafa génn en catimini man maa def appel comme ñoom ni seen avocat yi defoon appel xam nga ñoom seen avocat yi. ñoom mosu ñu yëg ne aussi am na kenn koo xamante ne mu ngi jóg di demander waa ji liberté provisoire. mais ñoom liggéey du ma leen bañ di ko yëg ñoom kay seen avocat lu ñu def ko ci presse bi tey sa dégg ngeen ñu ne dañuy def liberté provisoire ñu demandé waat man bu ma koy def c'est juge bi laa ko seqal ak procureur ak Thierno Amadou Diallo waaye ñoom bu ñu déposé liberté provisoire ni oui Kouka dafa feebar Simon dafa feebar ñu ngi demandé liberté provisoire kilifa mu ngi def grève de la faim doomam day jooy lu ne ñuy wax Thierno Amadou Diallo am ngor toog te tekk wóolu avocat muy liggéey parce que liggéey bi du ci télé yi ak rajo yi liggéey bi da nga koy bind motiver ko tam plaider ko gagné kon pour ñoom catimini la El Hadj Diouf est-ce que moom avocat wala doo avocat man mën naa la woon mail yi dañu ma convoqué une semaine avant pour le 30 depuis ay la booru 22 lañu ma convoqué pour le 30 novembre
pour mu ñëw plaider sama client pour appel bi ma def est-ce que bu may def appel dama naan presse bi comme ñoom ni ñuy def tey la Simon ak Kilifeu di jàll tey kenn du ko xam parce que sequma ko pour lu ma ciy wax yow yaa ngi dem guerre commencé yuuxu dimbale la li te ngaa gagné ba pare boo ñëwee feetu ñoom bu ñu demee chaque fois dañuy jëm def pression waaw Simon bu deeyee prison dafa amoon AVC wax bañ bàyyi Simon Kilifeu day def grève de la faim léegi ñu ne bu Thierno Amadou Diallo génnee Kilifeu war naa génn Kilifeu bu téyee xaalisu Thierno Amadou Diallo fay ko ñu jàpp doole jom ñaar loo xam du yoon pour man bu ñuy bàyyi kuy bàyyi Simon lekk xaalis Thierno Amadou Diallo Simon génn ndax dafa feebar Thierno mi ñu téyee xaalisam toog prison xel mën na nangu loolu bu dee yow nit nga mais non c'est-à-dire que man ni ñu tegee Sénégalais ay cuune ay dof ay xar ay béy ñoom booy yooyu soog a xew di créer ay yanamar ay booy yoo xam ni kenn xamul façon nit lañu bëgg di dox ci maayanu Sénégalais pour noot leen naan seen yuur gi mel ni Thierno dafa la Thierno xaalis kan la lekk question posée Thierno xaalis kan la ma sa lekk alors que ñoom lekk nañ xaalisam. maître ñooñu ngay wax ay booy dañu def ay jéego ci réew mi tey buñ demee tey ba booy nangu dégg tey seen discours bay ànd ak ñoom tey dafa am peut-être li ñu def ci réew mi moo tax booy ànd ak ñoom mais bari na ba jàppee Kilifeu ba léegi jéem nañ yëngal kenn faale la ba léegi mais am na mobilisation bu ñu lancé yi passé da muy amoon na benn mais am na bu ñu lancé le 10 ci lañ dëkk dañuy lancé dans le vide rek ku mu nekk nga mbow yàgg nañoo mbow kenn faale leen ñoom bañ xeewee dafa yàgg xam nga xeewee aayul ñàkk xewe aay xewoon nañu mais maa la ko wax ne na xewoon nañu kay bal ma la xewoon nañu yow tamit xanaa dégg wolof xewoon nañu temps Ablaye Wade waaye dañoo dem ba nag xeewi ñàkk solo ñàkk xorom ñàkk fayda def ay njaaxum ñëpp gis leen kenn jaratuñ dërëm ci dëkk bi ñuy jéem a jaay muus ban Sénégalais moo ñàkk fayda wala doomam ñàkk fayda wala jarbaatam naan da ngay marchel koo xam ne day jaayee visa ban Sénégalais moo ñàkk fayda ba kuy jaay visa ba jàpp ko di ko jaay ku ñuy wax Thierno Diallo di jox ko visa parce que bàyyi nañ Thierno Diallo mi nga xam ni victime la mu ne moom dafa war a génn ma ñaa yoon dafa jeng yoon nu mu jengee Thierno Diallo ñaata la leen lekkal ñoom moom ñaata la lekkal Thierno 4 millions 500 Simon ñaata la lekkal Thierno 3 millions Thierno du mu leen lekkal dara 0 franc nga bëgg leen yemale akon boobu loolu naa fekk gi ñëw de ay léegi li daal ki tooñ ki njublang ki wuruj dañ ko yemale ki mu wuruj ki mu daaneel ki mu dóor loolu yoon mënu ko nangu moo tax bi ma préféré Thierno Amadou Diallo chambre d'accusation mais dama leen a convaincre ñu xam ni kii place am du prison parce que man ci dossier bi bind naa lettre de constitution partie civile nekk partie civile ci dossier bi ñoom ñu nekk simple inculpé ndax mënuñ ne man dama lekk seen xaalis mais man mën naa ne dañu lekk sama xaalis pour wutal ma loo xam ni laa bëggoon te jotuma ci loolu mooy escroquerie ak faux ñeen waaw loolu bu amee ki ñu lor ki ñu jël xaalisam ñu bàyyi ko ñuy gëmloo Sénégal yi dafa am 2 poids 2 mesures dañoo bàyyi Thierno en catimini Kilifeu ñu téye ko déjà xam nga yemuñu kon victime bi mënul yem ak bureau ki leen la yóbbu ci loo yi ba nga dee fa ak yow mi dee moom du ngeen yem àtte wala yow mi fay sa xaalis te mu joore yegg Barça léegi nag wàññi ci yoon bi benn la rek. donc dossier ba fii mu toll nii am nga satisfaction. kenn am na satisfaction bu wóor bu rëy macha allah sant suñu borom nag ndax boole ma ceeg wax boo déggee dañu leen bàyyi enquête mbir yi dañoo bàyyi Thierno Diallo ko nëbb lu ciy nëbb. tribunal audience mardi 30 novembre à 10 heures précises ma plaidé dañu ne ma délibéré dans 2 heures de temps à midi ma ñëw ñu ne bàyyi na sa client fekk amoon na 8 affaires inscrites au rôle juróom-ñetti affaires joroon jàll dama plaidé ñeneen plaidé bi ñu paree ñu vidé ne dossier Thierno Amadou Diallo liberté provisoire sous contrôle judiciaire tous les 15 jours na jaar signé comme ni ñu defal Simon comme ni ñu defal Ousmane Sonko li mu ponkal mu ñu ko accusé fii muy Ousmane Sonko
n'est-ce pas ku ñu da nga yegg ci xale bu jigéen viol lu grave noonu ñu may la liberté provisoire sous contrôle judiciaire ki perte xaalisam pour visa war a dem prison na ñeme dëgg waay ci li ko wax. donc dossier boobu mën nañ wax ne Maître El Hadji Diouf wax na lim ci xamoon te defe naa ne dossier boobu tënk nañ ko donc ñu bëgg li may bañ rek moo ñu di marcheloo nit ñi di taal dëkk bi dafa ñàkk fayda yooyu voilà. mooy donc yow àndoo ak ñu woote manifestation pour ni ñu ne yoon a ngi jeng le 10 décembre boobu. yoon fu mu jengee. dañu fu yoon jengee xam nga dañuy yëpp Sénégal yi mënoo def seen njaaxum ba pare naan dañu may jaay doole wala yoon dafa liggéeyee yow wedde woon na noonu da doon jaay ay visa wedde woon na jël nga xaalis ci Thierno Amadou Diallo ñu bàyyi Thierno Amadou Diallo nga yoon dafa jeng xanaa yéen la jot yéen Sénégal yi ñi ngi yabaate lañ yow ñii nit ñi mais nag ñoom li ñu bëgg mooy taal Sénégal. ñëwal ci mobilisation bi. mobilisation bi li ci jublu seen nga Barthélémy Dias keroog dañ ko ooyee le 10 novembre mu ne na ñëpp mobiliser moom Sonko ñu wax ko à peu près y avait à peu près 20 personnes je crois ñu dàq leen ci daw fàtte Sonko daw bàyyi mbaxana ma ca mbedd ma ñu dugg ci benn boutique tëju fa benn boutique xaw ma benn garage toog fa daw kon ñooñu amatuñ mbooloo nañ xam seen bopp nag la amoon du amati de président Sall nee na leen président Macky Sall la amoon foog ni nit ñeme ko ngeen ñeme ko l'irréparable di rey nit ñi di taal ay Auchan di taal ay Total di taal kër El Hadji Diouf kër Birima Ndiaye taal kër yaayi Antoine Diome ak Xombol taal kër Mansour Faye kër yaayam Saint-Louis dëkk ay voyous ay bandits loolu il faut que force reste à la loi les services de sécurité vont prendre toutes leurs dispositions du ñu maye dans ce pays là benn bandit benn voyou di taal quoi que ce soit ay France frappe dégage intérêt français la Auchan Total nañu ko taal ay yëfu Guy Marius Sagna yëfu xale yooyu yëfu dof yooyu duñ ko nangooti bu ñu dofee seen dof yooyu ñu ko yemale seen kër ak seen siège à partir de maintenant ku fi lappi ñu rëkk sa ndigg. waaw mais maître xam nga tey boo nee ku fi lappi ñu rëkk sa ndigg te gisoon nañ li fi xewoon mois de mars muy avènement Ousmane Sonko bi ñëpp gis nañ ba ñu bëggee jàpp Ousmane Sonko askan wi ci boppam ñoo daw génn te fu ne la ñu génnee nag ci réew mi fu ne te Macky Sall defoon na discours mu ne réew mi du ñëpp lañ mën a jàpp. événement yi fi amoon mooy mois de mars te gis nañ ne ba